mbokk yi di rafetlu di bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot nag seeg yéen ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës convocation Khalifa Babacar Sall maire Ndakaaru ay avocat xamle nañu ni kenn du ko déglu commission bi ñu taxawal ci assemblée nationale war a yëkkeem den mbalaanal kirlaayam du benn yoon boo xamante ne rek dana ko may nopp ñu jàpp ni kon du doon ci rëbës la ñu koy dégloo du it ci assemblée nationale ndax procédure boobee kenn respecté wul na mu waroon tëddee seen client sax ci lu guddee loolu la ñu ko jox convocation bu ni mel mbirum Cheikh Tidiane Gadio njiital assemblée nationale taxaw fesaluk njàppandalam ci ancien ministre bi ñu fi dénkoon wàllug bitim réew jamono ji am le woon ak yoon fële ca États-Unis ñu naanal ci ne war nañ koo mën a teggi loxo président Moustapha Niass ni kon njiitu réew mi saisir na ko ci ngir ñu xool rek kilifay Sénégal ya nekk États-Unis ni ñu koy taxawoo daal ba lenn kon ci jafe-jafe du ko dund foofee moom Cheikh Tidiane Gadio loolee kon danañu ko waxtaane ci kanam tuuti kon ak suñu gan lay doon waaye it lu jëm ci mbiri dialogue politique beeg yooyu am nañu ci gan doyen Abdou Gningue président club de la presse du Sénégal moom mooy gan gi tey ci xibaaru digg bëccëg yi monsieur Gningue ñu ngi leen nuyu di rafetlu teewaay bi. Ngoné maa ngi lay fay. ci kanam tuuti kon doyen ci wàllug waxtaan woowee comité de gestion lu jëm ci foray bu Ndakaaru foofee coow am na fa ba tax daal sàkku nañu sax ci gaañi assemblée générale bu ñu doon bu préfet bu Pikine ni kon nañu taxawal assemblée générale ña nekkoon nag ca kuréel googu d'accord ñu ci ñaari camp yi ku ci nekk jamono ji yaa ngi taxaw di ŋaññ sa morom jaarale ko ci presse bi Tivaouane fan yu néew des ci li nga xamante ni moom moo di gàmmu gi agent yu service d'hygiène taxaw ngir daal di delloo si kon nag gën a daal di sellal dëkk ba kaaraange ga bokk na ca ci produit yoo xamante ni saisir nañu ko mu périmé téeméer ak juróom fukki agent ñoom ñoo wàccoon kon ci mbedd mi foire bi ñu jagleel wàllu ko livre tey ji kon lay tàmbali ngoonuk tey ji ñu taxaw ci profito tàmbalee wax lu jëm ci wàllu édition fii ci Sénégal fan lañu ci tollu acteurs yi jàpp ni bokk na tey ji ci jafe-jafe boo xamante ni ñi ngi koy dund wàllu critique littéraire bi ñu jàpp ni kon dafa manqué te lu baaxoon la ci qualité téere yi nga xamante ni ñu ngi koy fësal ñu dikk leen ci it ak nataalu Amadou Sado Dia 1922 la juddu génne kon ab téere un Foutanké qui a traversé 3 générations danañ leen gën a xamle ak moom ca kanam tuuti ponk yaa ngoog ni studio ñu yaatal ko. rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak convocation Khalifa Sall ca kanamu commission ba ñu taxawal ci assemblée nationale lépp soxal mbalaanal kiirlaay mi procureur bëggoon kon ñu bëgg ñu dindi ko ngir wéel ab procès may waaw kaawam nee na ñu fi ñu taxaw duñu fa buut te meetar kenn du ko déglu muy ca Rebeuss wala ci assemblée nationale du benn yoon boo xamante ni Khalifa Sall dina dalal boobee commission ñu jàpp ni procédure bi jëfuñu ko ci ni mu waree ay jalgati da ca am convocation seen client sax guddee nañu leen ko jébbal loolu ñoom avocat yi ni daal ci waxtu yi ñuy dëgmal danañu ci yëkki seen kaddu du ñàkk ngeen dégg leen ci suñu yeneeni édition ndaje ma woon démb diggante ministre de l'intérieur ak yenn ci langu politique gi ci yenn moment yi sax amoon naay coow yu ci am rawatina ci ñetti pôle yi naka la war a tëddee ngir amal yooyee waxtaan ñenn ñi d'accord ñu woon ci boobee tënk ñu bëgg kon xayma pôle yi ci ñett rek tënku ko ca am ñoo xamante ni gis nañu ni sax mbir mi moom rëccu nañu lu ñu fa doon demee ba tax na rek dañoo daal di mujj génn saal ba pa farañing jafara ba ci ndaje mi dem na ba kenn déglutul kenn yu ministre de l'intérieur ne nag ñett ci ay pàcc ñoom ñooy teew ci waxtaan bi nga xam ne moom la ñuy amal. parti politique yi dañ koy ràññee généralement ñetti wàll ñi nga xam ne ñi dañu nekk dañuy ànd ak président Macky Sall ñu tuddee leen mouvement présidentiel am ñoo xam ne ñi ñoom dañoo toog ne dañoo jàkkaarloog président Macky Sall ànduñoo ak moom ñu leen di woowe opposition am ñoo xam ne ñii ñoom nee na ñu ngi ci digg bi. ñenn ci l'opposition jàpp ne lii ay caaxaan la. gisuma lu fi jar woote. ndey bi li woote woon na te dara xewul
waxoon na te dara amul dige woon na te dara dikkul kon wootewaat bi lu ko waral. alors que ñun ñëwuñu pour discuter li ministre de l'intérieur di wax ministre de l'intérieur dafa am ay waxam ñun ñu am suñuy xalaat ak suñuy njàkkare yoo xamante ni dañ ko bëggoon ñëw teg ci kaw table bi nangu luñu loolu donc fii dialogue mënu fi am dictat moo fi am te fii nag comme ay parti politique la ñu woo kenn du fi chefu kenn. loolu xam nga lu ñu bëgg a def ñu dajaloo di waxtaan di wax jëmale déwén bu élection jotee nag ñu ne amatuñu jot kat léegi nag foog ñu créer affaire foog ñu gaaw bu ko defee ñu jëlaat de court opposition def lañ defoon. wuuteeg ñoom xalaat ñiy jàpp ne waxtaan wi dina tax ay contestation dootul bëri bu élection amee. waxtaan et puis débattre et puis mën a am ay positions yoo xam ni c'est pas le parti qu'on représente moom mooy gagné mais Sénégal mooy gagné. ngay ñëw pour que tey élection yi amoon yi passé législative yi carte électeur yi carte biométrique yi distribution bi ak manquement yi nga xam ne ak manque de transparence yi amoon ci élection yi passé bañ a amaat ci yi ñu jëm. ay charte yoo xam ne mën nañ la ko appliquer tey mbaa suba lépp doon loo xam ne Sénégal rek ko tax a jóg lépp doon loo xam ne njëriñu Sénégal rek ko tax a jóg. gannaaw lépp ñeenti waxtu ñu koy waxtaan ministre de l'intérieur daal di wéyal ba léegi di tàllal loxo ne ubbeeku na ngir waxtaan jox nag rendez-vous àjjuma bi ngir nag ñu indi seen xalaat ci terme de référence yi nga xam ne moom lañ leen jox. mangook démb kon waxtaan wa diisoo yi ci yenn moment yi gis nga doyen salle bi fàttali ko mooy gan gi Abdou Gningue président club de la presse bu Sénégal moom la ñuy dalal dialogue la ñu wax ndax gis nga ni nii la war a tëddee wala. waaw Ngoné d'abord maa ngi nuyu seen téléspectateurs yi di leen gërëm ci seen invitation bi xam nga man su may seetaan acteurs politiques Sénégal yi damay jaaxle. da mel ni ay xale parce que lii ma seet nii ci télévision bi mais quand même xale yi koy seetaan mais ñoom ëllëg naka la ñuy def ministre bi li mu wax d'après li ma dégg xam nga journaliste li ngay dégg ak sa xel moom ngay bind moom ngay rapporter ministre bi li mu wax ñëw leen ñu seet naka la ñuy càmbare situation bi fi amoon ci élection yi passé ku nekk nga wax ci sa xalaat mais balaa boobu nañu échanger. ajuma ku nekk indi sa xalaat ñu tënk ko mais lii man defe naa ne yomb na te nag am na loo xam ne dama koy dégg souvent opposition boo ne ne yenn parti opposition yi ñu ne opposition bi gën a am doole. ak parti politique yi amul doole. démocratie dañuy compter du ñu peese nit ñi fi mu nekk nii buy vote amoon fële Nations Unies Gambie joxe voix. États-Unis joxe voix ñoom ñaar ci fa yem donc nañu bàyyi fi Gambie fii États-Unis du toog Gambie du fa toog ku ci nekk tam ak sa doole. élection yi xëy na may nañu natt ku nekk sa doole mënuñu ko sofantal noonu. mais xam nga parce que mënoo xeeb nit beneen kii tekkiwul dara parce que en fait loolu la ñii dem fale tekkiwuñ dara loolu nit war na ko rus di wax te encore une fois et puis mais ñoom li ñuy bañ ñu ngi koy def dañu ne. dañ bëgg a wax li leen métti mais ñu ngi koy wax ci rajo yeeg mais loolu mu ñu dem wax ko fële. peut-être forme bi moo leen déranger xëy na ak parce que yaa ngi dégg ñenn ñi ni dictat la parce que ñoom am na lu ñu bëgg a wax ñun leen lii bokkul ci waxtaan wi ñeneen ñi gis ni liñ fi diggee woon defuñu ko ci wàllu processus électoral bi kon lan la ñuy dajewaat. mais non du dictat parce que man d'après li ma dégg ministre bi wax ak ñeneen ñi acteurs yi dañ ne dem leen ngeen xalaataat ku nekk tënk li nga xam ne moom moo la soxal vendredi ngeen indi ko mais loolu kay lii ñuy wax ci rajo yi ci ak télévision yi di bind ci journaux yi mais nañ ko wax foofu xam nga Sénégal dañu nekk démocratie majeure c'est pas un complexe démocratie majeure lañu yéen ñi war nañ ko jomb ay ministre de l'intérieur ak warul mais ministre de l'intérieur buñ ko jëlee ci élection yi mais kan mooy patron yi gouverneur yi ak préfet ak sous-préfet yi du ministre de l'intérieur wala ñooñu dañ leen di mettre en parenthèse ci élection bu ñëwee xam nga ni ci dañuy wax mais nee nañ njëkkoon na fi am benn waxtaan boo xamante ni bi yoon xëy na ministre de l'intérieur moo fa ne mais ba président ci boppam mi ngi toog bari na ay décisions yu ñu fa jëloon jëfewuñu ko kon tey bu ministre de l'intérieur toogee gisuñu ñu ni lu mu fi mën a changer. non xam naa li nga wax mais dama ne waxi ministre de l'intérieur bi laa wax loolu Sénégal dañ ko dépassé. bu fekkee mu bokk ci APR. mais administration sénégalaise c'est une administration professionnelle ñëpp ne xam nañ ko préfet ak sous-préfet gouverneur ñoom ñooy organiser élection yi c'est pas le ministre préfet yi nag ak gouverneur yi ak sous-préfet yi ñooñu la ñu war a wax ne
seen liggéey jàpp leen seen liggéey ngeen neutre loolu mooy yëf yi même boo jëleen keneen koo xam ne neutre na mais ñooñu lay liggéeyal parce que moom du mun a jël ay nit non du remplacer préfet sous-préfet ak gouverneur yi te ñooñu ministre de l'Intérieur mooy seen chef donc yooyu Sénégal encore une fois nañu dépassé wax yooyu nañu jëm comme tous les grands pays majeurs. mais bu fekkee mën na apaiser doyen xëy na climat politique bi ñoom ñu wax ak koo xam ne jàpp nañ ni am na ci moom confiance parce que xëy na tam da ngay wax ak ki nga wóolu ñoom buñ ko wóoluwul ndax jàpp nañ ni dafa far. waaw gisoon nañ fi ay jamono ñu am ministre yu ñu bokk ci société civile bi entre guillemets neutre donc. tout à fait non xam naa li nga wax noonu kay moom kay c'est-à-dire dafa mel ni ñun dañoo bëgguñoo màgg parce que ñun màgg nañu boo ñu defee 2 alternances ci Afrique bi ñu nekk te dara xewul mais màgg nga. mais nit ñi dañu bañ a màgg nañ ñu ut ministre de l'intérieur neutre na mais ba kañ mais loolu nañ ko dépassé. laaj bu mujj bi ci dialogue bi saafara pour xëy na coow li bari na ku nekk yaa ngi wax sa morom kañ nga yaakaar noonu la mën a bokk wër nga lu taabar pour waxtaanee li yitteel dëgg réew mi. xam nga dialogue dafa nekk loo xam ne ci suñu ADN la nekk ñun africain ñun li tax mu wax ko nañ jël rek Serigne Ndakaaru lu ko indi fii. xeex ñoo amoon ak lébu yi am seen problème seen biir kale jóge fële Kayoor defe naa bu ma juumul ñëw leen ñu diisoo waxtaan ak ñoom kii na def nii ba ñu juboo ñu ne ko yow kat jàppale nga ñu kon nag yaay suñu sëriñ yaay suñu chef. Siin noonu la demee woon premier buuri Siin Massa Wali Joon la soose la foofu aussi séeréer yi xaayoo ngiroo seen biir mu ñëw jubale leen waxtaan ci africain ñun. nit ñi mais kon lu tax mu bëgg a nekk problème nii. mais man li ma jaaxal mooy pourquoi nit ñi et puis xam nga ngoone li ma jaaxal mooy li nga xam ne dañ koy bañ a dem ca dialogue ba ñu ngi koy wax ci biti ñu ngi koy wax journaux yi bu fekkoon dañ man li may wax maa ngi ko denc mais dencuñu ko ñu ngi koy wax journaliste yaa ngi koy bind mais loolu doo dem wax ko ministre de l'Intérieur bu d'accord nga xam ne d'accord nit ñi yëpp yëg ko. mi ngi noonu kon doyen naa del siwaat ak yow daal di wax ci leneen kon bu weesoo dialogue boobee mbiri Cheikh Tidiane Gadio bokk na ci li ñu jàpp actualité bi président assemblée nationale wax ci xam ne ni daal mi ngi fesal ak njàppaleem ci jamono yi kon di taxaw Cheikh Tidiane Gadio mi am le woon ak yoon ñu ko doon jiiñ wàllug guerre ak li nga xamante ni moo di blanchiment d'argent ci xibaar yi ci mujj sax altine ji war nañ ko teggi loxo mbir mi xëy na gën na woyof niñ ko doon foog ndax mbiri taxe la ñuy wax jamono ji moom njiital assemblée ni kon saisir na ci njiitu réew mi kookee joxe ay ordre ci kilifa ya nekkee ca États-Unis toogal fa Sénégal ngir ñu taxawu ko kon ba daal mbir mi gën a woyof ci Cheikh Tidiane Gadio doyen dossier boobu. waaw dossier bi moom d'abord en ma qualité de journaliste Gadio journaliste la. donc maa ngi koy masawu li ko dal mais nag yëf yi dafa xaw a doy waar ndax ci li ma liir. Gadio américain la di sénégalais te bu fekkee ne américain yi ñoom dañuy jàpp ne doomi américain la ñu jàpp. ñun ñi masawu rek lañ mën a def ñaan rek lu ko nar a dal na nekk loo xamee ne du diis lu di nit ñi wax na nga def ndànk. parce que États-Unis seen justice dafa doy waar xam nga foofu juge yi sur 39 états sur 50 seen juge dañu def campagne pour ñu wooteel leen am na yoo xamee ne juge yi damay wax man républicain la kii ne démocrate la ñu wooteel leen te bu ñuy def campagne dañuy def appel de fonds ay nit di leen jàppale juge yooyu bu ñuy àtte ñooñu leen di jàppale bu ñu amee problème dañ leen di jàppale donc gis nga moo tax yëfi démocratie ak yëfi justice dafa doy waar. te États-Unis noonu la demeewoo te ñoom buñ lay juger. kon sa xalaat mënuñu ci génnee xeexu républicain yeeg démocrate yi. déedéet non du nekk xeex républicain ak démocrate parce que am na juge yoo xam ne ñoom ils sont non partisans. am na yoo xam ne ay candidats lañ neutre ñu élire leen mais am na ñoo xam ne dañuy fes ne ñun démocrate gis nga xam même Cour suprême xam nga bu ñuy élire seen juge yooyu da ngay gis ñu ne président démocrate bi dina élire juge boo xamee ne il est démocrate ka leen donc yooyu États-Unis yëf yi dafa jaxasoo et boo gisee ñuy voteloo juge yi ñuy def campagne pour juge yi dañuy bañ parti politique yi wala gouvernement bi di leen chef loolu moo tax ba affaire États-Unis ku ci wax na nga wax loo xamee ne na maandu parce que américain ñoom parlé wuñ dara parce que bon
immunité parlementaire xam nga loolu. Gadio bu dee américain ñoom. mënu fa dox déedéet doomi américain la américain lañ jàpp du député sénégalais. tu vois donc à telle enseigne que li ñu mën a def mooy président de la République dégg naa instruire na le consul. pour mu dem seeti Gadio ki yooyu massawu ki yooyu mais lu ci nit wax loo xamee ne dafay jaxase xel loolu américain ñoom. kon mbiru pot de vin yi ñuy wax ak yooyu foog gars yi maanu ci xamuñu lu nekk ci biir. waaw xam nga parce que quand même Gadio am na benn société de consultance bon est-ce que dañ ko fay ndax liggéey bi mu def wala parce que mail yi nga xam ne ñooñu wax nañ ko ay mail yi ñu génnee tey na xel. à telle enseigne que tant que man journaliste la tant que gisuma minutes yi nga xam ne moom la ñi ko accusé liiruma ko gisuma ko vraiment mënuma ci wax ni toor na wala mais daal li ma mën a jàpp mooy présomption d'innocence et que Gadio am na benn compagnie de consultance et que peut-être dañ ko fay ci liggéey bi mu doxal diggante moom ak président bu Tchad ak xawma ministre affaires étrangères bu Ouganda. man daal loolu laa xalaat ne loolu la mais problème bu compliqué na parce que Gadio double nationalité la am américaine ak sénégalaise. kon jamono yi li ñu mën a def rek mooy bàyyi yoon bu États-Unis mu jëf parce que coow li muy bari keneen mënu ci leneen. kenn mënu ci leneen parce que ñoom américain ñoom dañu dëgër bopp xam nga nag ñoom surtout que nag seen président bi ñu yore gis nga ko ni mu mel dañu dëgër bopp te ñoom dañu mel ni daal falewuñ dara ba ne ko sax bu ñu organiser dara ci seen biir dañuy wax coupe du monde. seen coupe bu ñu def basket seen championnat bi coupe du monde lañ ko tuddee parce que ñoom defe nañ ne ñooy àdduna bi. le monde s'arrête aux États-Unis exactement. ci wàllu woowu est-ce que du firndeel tam xëy na coow yu ñuy wax ci wàllu pétrole yeeg yooyu foog gars yi di ci tey ci xeetu dossier yooyu jamono ju ñu naan Sénégal am na gaz am na pétrole. mais absolument parce que yooyu yëpp dafay li ñuy wax aiguiser appétit gis nga di nga am ñu bëri ñoo xamee ne ñu ngi seet naka la ñu def ba ñëw pétrole seen ñu am ci te dinañ jaar nag ci ay nit homme politique yi wala ñu jaar ci ay lobby yoo xamee ne kenn xamul nañu def ndànk suñ pétrole bii nañ ko sàmm te xam ne sénégalais yi ñoo ko moom bañ a def ni nga xam ne yeneen dëkk yi def nañ ko ba am ay problème parce que Sénégal yàlla xéwal na ñu am loolu. ñu déglu ci dossier boobu doyen ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Guirassy moom li mu bëgg moo di gars yi tey ci mu naqarlu sax nee na ñoo xamante ni traité nañ ko information bi ñu déglu ko ak Pafara Gningue. metti na ma lool ni ma gisee démb ak tey information bi ni muy demee dama bëgg rek ñu am benn retenue ni nga koy ironiser di oyofal mbir bi dafa nekk lu dangereux ndaxte étranger ak tey jii ñaata dirigeant wu Afrique la ñu tëj kaso wala la ñu yàqal rey leen simplement parce que jàpp nañu bitim réew ni ñi kat nii la ñu def et cetera ku nekk ak sa justice ku nekk ak ni ngay gisee àdduna Gadio kat li ñu xam ci moom mooy ministre bu jub la Gadio li ñu xam ci moom mooy c'est un panafricain Gadio li ñu xam ci moom mooy c'est quelqu'un d'engagé moom la ñu xam ci moom tey nag su dee lii ñëw na mu nekk xibaar boo xam ne daf ñuy bett damay ñaan rek simplement africains yi ak sénégalais yi ñu mën a jouer d'abord carte solidarité mooy fësal image joo xam ne am nañ ko ci moom wante di ko reetaan di ko présenter d'une certaine façon loolu mettitul naat on va se battre aussi pour une solidarité parlementaire on va se battre pour le respect du député de son immunité parlementaire et c'est pas le seul combat des députés Sénégal ci boppam moo war a jox gëdd cër ak député. Moustapha Guirassy da nga am impression doyen dañ koy ni mu koy waxee reetaan ak kookali. waaw parce que am na yenn kii yu ma lire ci site yi vraiment loolu baaxul di ŋàññ Gadio di ŋàññ parti di ŋàññ non je crois que fi mu nekk nii solidarité moo ñu war mais nag solidarité bu ànd ak xel. mais est-ce que tam gars yi mën nañ leen reprocher ñu traiter information bi parce que c'est une information aussi. non information la non waxuma bu ñu ko traité de commentaires yi laay wax yenn commentaires yi moi je crois que mun nañ ko bañ a def monsieur Guirassy bon li mu wax d'accord immunité foofu ñoom bu ñu nee américain lañ jàpp immunité parlement amu fa. ci ki ñu jàpp noonu Gadio nekkul député américain. ni sénateur ou membre de la maison de représentant donc citoyen américain booy xam dañu def loo xamee ne gis nga américain dañ lay topp damay jox benn anecdote man bi ma fa nekkee def naa presque 6 ans ba ma fa nekkee toog naa ba ñu yónnee ma benn lettre ne ma
waaw ndax doo ñëw nekk dugg ci armée américaine parce que pour nga dimbali seen mbokki arab yi. ndax suma tur armée américaine bind ma de. dafa ne man Abdou arabe la donc ndax doo ñëw pour te dire que nga Amérique boo nee cëpp yor ay kayit loo def ñu ngi koy gis donc ba tax na ni ma wax rek mooy les faits ñun journaliste loolu la ñu jàngal mais yooyu tax ñiy jàpp ko depuis 2014 ne lañ koy topp. ba léegi xel tey na daal man daal. bëgguma def ay commentaires. mi ngi noonu kon ñu déglu yoonu États-Unis ni muy mujjee ak Cheikh Tidiane Gadio gërëm la bu baax doyen Abdou Gningue président club de la presse du Sénégal ñu lay jaajëfal sa teewaay. merci beaucoup Ngoné. merci doyen bonne journée. wéy ci wàllug xibaar yi ak mbirum fora yi fi ci Ndakaaru jàpp nañu ni kon juboo amu ci ba waral préfet bu Pikine sàkku ñu amal assemblée générale loolee bureau ba fa nekkoon rafetlu wuñu ko Salif Sow. kuréel gi ñuy woowee comité de gestion di maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a gàddu doxalinu fora bu jàmm gën bile ñoom day daa mel ne dañoo cosaaroo ci seen biir lile mu ngi am ci ba ñuy waajal wote yile ci seen biir wote bureau bi ndaxte ñenn ñi dañ ne ñeneen ña dañuy fayeeku nit ñi loo xamante ni du yoon. préfet bu nekk Pikine dafa jël décision pour ñu dem voter vote bi nag wax dëgg yàlla gënaluñu. bu ñu sañoon duñ fi dem ndax woote bi day yokk histoire suñu diggante mais duñu defar. boo gisee kenn ku nekk di xëccoo ci comité de gestion bi ndax bëgg boo falo rek nga lekk xaalis bi. d'accord nañu commission mun na am mais d'accorduñu 2000 francs bii di continuer. ñi ñu joxoñ baaraamu tuuma ñoom nee ñu duñu puus li nga xamante ni mooy lempo bi di ñeenti téeméer yi ñu teg ci woto wu nekk xalaatuñ koo teggi. le préfet lii mu wax comme mooy autorité mooy administration territoriale lu mu wax loolu si la ñu war a sukkandiku mais su dee nit wax na leen na ngeen dem assemblée générale yow su dee wóolu nga sa bopp loolu si tiit dañuy dem assemblée générale purement et simplement. ñun waruñ dem ak moom élection ndax li tax waruñ dem constitution Sénégal da ne sénégalais buy falu Sénégal da ngay juddoo Sénégal. 2000 francs yi mënul deñ li tax mënul deñ daral bi moom fii la ko fekk ñun janvier bii di ñëw moo ñu am fi 40 ans fii la fekk daral bi kees bi fii la ko fekk kees bi mooy yore buntu daral bi mooy fay magu daral bi mooy fay lépp. benn fooraay di bërëb bi ñuy jaayee nag yile ñaari groupe lañ fa seetlu bureau bi nga xamante ni dañ ko waroon waxtaanee ba juboo samp ko de du lu mën a nekk foofa. préfet bu Pikine moom nee na gaañ amal assemblée générale di ndaje mu yaa jaaree fa fal ñi leen neex ñu jiite leen. beneen assemblée générale commerçant yi nekkee ca marché central bu Tëngéej ñoom ñoo jël dogal ni dootuñu fay benn taxe njiitu réew mi nag la ñu bëgg mu ñëw régler seen problème la fa xew seenu càmm. cib assemblée générale bu ñu amal démb nag ñii di commerçant yi Tëngéej di wéy ba léegi di bañ lii di projet bi yeesalaat lii di marché central bi ñoom nag dañu jàpp ne amul benn waxtaan rek boo xam ne bii jiitu na boobu le projet autorités municipales yi nar ko amal. li nga xam ni nag maire Albert Ndoye bëgg koo jël def ko ci biir marché bi ñun ànduñu ci tey ànduñu ci suba nit booy def dara da nga toogee ci ay nit waxtaan wala nga diisoog ñoom depuis bi ñu commencé ba léegi benn yoon def na ni wala ñaari yoon la toog ak ñun. ñu waxtaan ñun nag tey ak suba gannaaw suba li ngeen lancé ni nee ni du leen joxe du leen fay juuti ànd nañ ci du leen fay juuti du leen fay patente mais lépp loo xam ne day ànd ak légalité parce que su fekkee ni nit da lay def ak moom du loo toog ak yow du waxtaan ak yow du def ak yow day jël initiative boppam yow tamit sal nga jël si initiative bopp. mu doon ay commerçant yu mere lool ñi di autorité municipale yi ne nag danañu woyal lii di combat bi. département Rufisque commerçant yi sonn nañu dañuy daw sooba ngoon jot ut benn oto bu leen di dàqa ñii dem nañu libi fu nekk dem nañu fa nun nag fi mu nekk dañu takk suñu fit jàkkaarloo Albert Ndoye ah li mu bëgg corridor bi day génn sa biti parce que man tey ji gis nga ni ma def rouge laa def du ma si bañ na nga yendoo du ma si bañ na nga fanaane te jeunesse baa ngi suñu ginnaaw fi mu nekk nii nag bii mooy premier pas bi muy on président de la république parce que fii bañu ko defar bëgguñu ko defar mais mën nañu toj suñuy qualité juróom benn fukki qualité ndax ñaata ñu toj ko kenn tegul foofu ñooñu dem nañu semence nga ne waa da ngay dajji mbaay tëgg ya ñooñu dem nañu semence léegi nag nga nag bâtiment bu mag bii nekk semence moom nga bëgg a tojaat pour def ko nag corridor ay 3 étages sax 5e étage loolu du pour marché.
jamono ji nag ñoom nee nañ fas yéene wu ñoo fay benn taxe di ñaan nag kii di njiiti réew mi mu yëy yàbbi ci mbir mu ni mel. Gàmmu Tiwaawoon gi ñu koy wàcc waa service d'hygiène ñoom it ne ci ca noonee ñu wàcc ci mbedd mi ba am kon lu ñu saisir ci ay denrées loolu lépp périmé gars yi bëggoon koo jàllale tolloon nañu ci téeméer ak juróom fukki agent Cheikh Anta Diop. ñi ngi waajal gàmmu ko Tivaouane sous brigade d'hygiène bu Tivaouane am ab pré campagne boo xamante ne amal nañ ko ay xeetu ñam yu bëri yoo xamante ne nag dañoo yàqu ñu périmé teg nañ leen loxo teg loxo sax commerçant yi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon jaay. am na équipe boo xam ne moo topp aussi jaaykat yi ndax réeré wu leen mbir ni am na murit faal yoo xam ni dañuy jël seen i marchandise topp gàmmu yi ak jàng yi marchandise yu yàqu wala yu périmé indi ko di ko jaay alors ñooñu dañ leen di topp moo xam ci boutique la nekk moo xam ci camion la gaare ci mbedd di jaay dañ leen di topp am na équipe buy def police de l'hygiène saisir nañ ay produits ci ñoom ñooñu jël nañ ci lu jotamat ñaari bërigo yoo xam ne jàpp nañ ko ci ñoom boo ko xoolee njëg yi dem na ci juróom fukki junni yu manqué. chef brigade régionale d'hygiène bu Thiès ñaax nag askan wi ñu gindiku bu baax xool li ñuy jënd ndaxte nee na saay-saay yu bëri de dañ ciy raxaale di jaay ñam yoo xamante ne baaxul sax a jëfandikoo. na nit ñi jël seen matuwaay ñiy duggi marché nañ xool li ñuy jënd waaye aussi détaillants yi dem ci grossiste yi jënd ñoom it nañ xool li ñuy jënd ba bu ñu demee ci boutique coin yi lañ fa yóbbu muy lu nam tuddati. am na aussi lu mel ne boisson ñu def ci gàpp boo xam ni day normal fekk dañ ko teppi wutal ko ak beneen loolu yëpp dañ koy xoolaat. lu toll ci téeméer ak juróom fukki agent jóge ci service d'hygiène ci réew mi ñoom la ñu indi ci Tivaouane ngir waajal gàmmu gi lu toll ci fukki fan a ngi ni ñu ngi wër ci marché yi ak ci bërëb yi ñuy jaayee ngir xool ñam yi nga xamante ne ñu ngi koy jaay askan wi. Anta Diop ak Latir Sey ca Tivaouane service d'hygiène doon fa yëngu noonu ci waajtaay gàmmu gi ak ay produits yu ñu saisir téeméer ak juróom fukki agent la ñu woon ñaareelu session parlement CEDEAO ñu ubbi ko ci talaata ji fële ca Abuja bokk ca la ñuy waxtaane mu gën ca fes wàllug tukki yi mbirum jàmm ak mbirum karange waaye ren ji bokk na ci yeneen thème yoo xamante ni daal nañ ko cay sërëxalaale mbay mi ndox mi ñu andi ci ak Dissa Prera Thierno Laurent Mendy ma ñu fa yabal. ñaareeli session bi mooy bu mujj ci atum 2017 solo si nag mooy parlement bi dafa fas yéene saytu projet de budget yu kuréel yi nga xam ne ñoo ëmb CEDEAO mbébét bu yàgg tey mu nekk réalité lu ni mel dugg ci histoire yu institution bi président Moustapha Cissé Lo jàpp ne jéego bu bees la buy dooleel parlement de la CEDEAO. Fort des acquis de ce mi-mandat, je ne ménagerai aucun effort pour permettre au Parlement d'assumer pleinement les nouveaux pouvoirs qui lui sont. dinaa def lépp lu ma mën ngir parlement bi réussir liggéey bu bees bi nga xam ne moom la sumb session bi nag wàllu responsabilité daf ci am solo ndax gulet ci histoire kuréel gi di saytu budget communauté bi dinañu wéyal yeneen liggéey yi nga xam ne tamit sumb nañ leen muy ci wàllu migration ci wàllu libre circulation des biens et des personnes muy tamit ci wàllu jàmm ci wàllu karange ak wàllu droit de l'homme. Libre circulation des personnes et des biens. Il en sera de même des questions de migration, de libre circulation, de paix, de sécurité et de droits de l'homme. ñeent fukki at ak ñaar ginnaaw ba parlement bi juddoo tey député yi ko seq am nañu conscience ci liggéey bu am solo bu leen di xaar rawatina ci wàllu dooleel kuréel gi ambition bi mooy fexe ba nga xam ne képp ku citoyen CEDEAO nga def mbir mi sa mbiru bopp. Parlement, commission de la CEDEAO, tout en soulignant le volontarisme dont a fait preuve le président et le vice-président de la commission de la CEDEAO. Je me dois de dire. acte additionnel bi dooleel parlement bi nag liggéeyu président yi la ak chef de gouvernement yi ci seen bëgg-bëgg ci askan wi nga xam ne dañoo war a gis seen bopp ci kuréel gi. kuréel gi xam na ne liggéey bi dina tax askan woowee mën a gis bu baax seen bopp ci biir parlement CEDEAO. mesure l'importance que revêt pas décisif dans la reconnaissance du rôle important que devraient jouer les députés des États à la CEDEAO des peuples. 2017 di jeex ñu dégmal 2018 pencum ndawu CEDEAO fas yéene amal seen première session extraordinaire fii ci Sénégal ndaje boobu ñu war see waxtaane bépp jafe-jafe boo nga xam ne doomu CEDEAO mu ngi koy jànkoonteel.
dis après rapport bi ñu jagleel wàllu livre ngoon lay ubbi ak matériel didactique ñu daal di ci fas yéene joxe prix pour la promotion de l'édition njiitu réew mi kon di ko amal ca noonu ñu taxaw xool wàllu édition fii ci Sénégal bokk na nag ci acteurs yi jafe-jafe ñu jàpp ne ñu ngi koy dund mbirum critique littéraire waaye it secteur boo xamante ni wax nañ ko defaraat Fatou Kiné Dem am ñu ci giseel. mënee su la wax téere te tudduñu ña koy mool liggéey boobee nag di lu am solo ab ubbeeku am ci ba tax na itam sëmbaxloo ne ci biir ñoom acteurs yi nag ne jot na ñu segg ràññee ñuy nekk di génne livre yi ku nekk su jógee rek sol mbubb ne man mi damay génne ay livre damay publier ay livre souvent soo xoolee ci ñu bëri ñuy publier seen maison d'édition xëy na seen bopp rek la ñuy génne mais loolu nekkul li nga xam ne day tax secteur bi gën a am doole dafa naa laaj ñu toog ci jamono yi càmbar secteur bi xool ñan ñoo ci nekk kan moo war a mun a def livre kan moo war a mun a génne livre. bu weesoo nag liggéey boobu itam ñu ne lii ñu naan critique littéraire dañu ko war a nangu ndax nit ku ne la muy def léeg-léeg mu am ay rëkk-rëkk. am loo xam ne war nañ ko wasaare am na loo xam ne war nañ ko wasaare mais loolee dafa am ñoo xam ñu xarañ ñu koy xool éditeur bu nekk war na am comité de lecture yoo xam ne ay professeur la am ay critique am ay ñeneen mais wàllu ci critique bi nag maanaam wàllu critique mooy lan mooy da nga bind sa livre ba pare am keneen koo xam ne dafa xarañ dafa màcc ci mbir moomu mu jàng ko ne lii de baax na lii nga tabax li baax na wala lii nga tabax baaxul mais loolu su ko amul ku nekk di tabax rek fondement yi du baax dañuy daal. fii ci Sénégal nag at mu ne ay téeméeri téere mënees na ko nag génnee waaye dafa laaj nag ak gunge ci wàllu woowee. il faut que nit ñi xam ne kii di bind il faut que ñu dooleel ko soo ñëwee ci présentation ouvrage yi warul nekk rek ci diggante ay mbokk ak mbokk mais képp koo dëgg ne livre bi dañ koy présenté war nga ñëw seeti di livre boobu lan lañ ci wax ak lan lañ ci parce que loolu da lay tax ba yow nga gën a mun a xam àddina ba nga gën a mun a tàgg sa yaram ci mbiru xam-xam. yaakaar nag am ne bis dana mës a ñëw lii di édition yëkkati ko ca kaw fii ci Sénégal door na sax ndax nguur gi koppar yi nga xamante ne nii moom la jagleel édition yokk nañu ko bu ko weesoo itam mbébét na rek samp ay bibliothèque benn bibliothèque nationale ak it yeneeni bibliothèque ci diiwaan yi ci Sénégal. fukk juróom-benneelu édition FILDAK bi nag bokk na ci parrain yi Amadou Sado Dia bindikat la mi ngi juddu 1922 am na kon jamono ji lu toll ci juróom-ñeent fukki at ak juróom téereem bi mu mujj bind un Foutanké qui a traversé 3 générations Ibou Diouf moo ko seeti. Je suis né en 1922 je suis di Fouta. moo ne day at yi mu am yàqul dara. ci cofeel bi mu am ci wàllu bind ay téere. rien ne remplace les livres. man dama jàpp ne amul dara lu mun a wuutu li di livre ndax li mu yor bu xesee bi dugg ci bopp rek du gaaw a génne mu jàpp ne bëri na ay histoire yu mën a wax ci li nga xamante ne rek mooy aju ci wàllu indépendance ak léegi ak li mu jot a dund. waaw mën naa bind ci lu bëri ci ay yeneen fan tamit moom mi leen di fësal saa su nekk cofeel bi mu am ci wàllu littérature loolee nag terewul tamit mu jot a yëngu ci ay yeneen fan. j'ai été syndicaliste. ci ay jamono def naa lii di syndicalisme yëngu naa tamit ci wàllu politique ci parti bi ñu daan du PRDA. li aju ci waru xarala yu bees yi moom mi la nag am na ci weneen gis-gis ba tax na muy ñaan ñu xool niñ koy jëfandikoo. gis naa ne lii di portable dafa tax lu bëri yàqu ci suñu dund bi kenn amatul jot ngir waxtaan ak leneen loolu man gis naa ne du lu baax te war nañ xoolaat bu baax a baax niñ koy jëfandikoo. même des fois c'est dangereux. Amadou Sada Dia bokk ci ñi nga xamante ne rek saa su nekk ñu ngi yëngu ngir jëmal lépp lu aju ci wàllu téere fii ci réew mi. ba tax na ñu tànn ko rek mu nar a bokk ci ñi ñu bàyyale 16e édition bu FILDAK fii ci Ndakaaru. pour moi c'est un plaisir. waaw maa ngi rafetlu li ni mel ndax luy jëmal wàllu caada ak cosaan moom fii ci suñu réew maa ngi ci saa su nekk. parce que si on n'a pas de culture. Amadou Sada Dia du fàtte saa su nekk réewam ak itam ay sëtam. Dieu vous garde tous, qu'il vous protège en toutes circonstances, les enfants. Yo Allah suural
Amadou Sada Dia ñu koy ndokkeel ci liñ ko def parrain 16e édition FILDAK niñ ko waxee ngoon ak tey ji kon la fas yéene ubbi yéenekaay yi la ñuy dal ak Barthélémy Ngom. politique bi nga xamante ni moom la ñu sumb ni ki démb dara du ci tukkee bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di la Tribune Sud Quotidien ne en tout cas daal ni ñu tàmbalee dara ci baaxul firnde gi mu ne waa FSDBJ la ñoom dañoo gedd ndaje mi démb daal di dem seen yoon Fatoumata Gassama Fall mi nga xamante ni moo fa teewaloon Cheikh Bamba Dièye doxalinu ministre de l'intérieur la mënutoon a nangu ba tax mu gedd dem ministre bi dafa bëggoon waxtaan bi weeru ci discours bi nga xamante ni moom la def ci bi ñuy tàmbali Fatou Gassama ne ko déet loolu munta nekk ndaxte dafa gis ne discours ministre andiwu ko fa la ko fa andi kay mooy préoccupation kujje politique bi mu war ko wax ñëpp dégg ko noonee la daal di gedd ndaje ma dem yoonam keneen koo xamante ni mer la jëlee ci dialogue politique boobu démb moo di Ahmed Khalifa Niass njiital Front des Alliances Patriotiques moom li muy ñaawlu moo di doxalinu Macky Sall ak régime am nee na caaxaan moo am démb ci gëtam dara mënul tukkee ci waxtaan wi nga xamante ni sumb nañu ko La Tribune moom ci wàllam daal di dellu si waat ci xuloo bi doxoon diggante Aly Ngouille Ndiaye ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu duppee les non alignés ministre bi dafa bëggoon parti yëpp dajaloo ci ay groupe yoo xamante ni mën nañu ànd benn groupe pour kujje politique bi benn groupe pour non aligné yi ak beneen groupe pour parti yi fare ci nguur gi waaye nag problème bi moo di bu ñu sukkandikoo ci La Tribune non aligné yi ak parti indépendant yi mënuñoo jaaroo taal ci noonu la ñu sippi seen maire ministre bi affaire bi indi jaxasoo ci biir salle bi ñoom nag non aligné yi ne ministre bi li mu leen di def nii manque de respect la maanaam respecté wu leen loolaa tax Vox Populi ne dialogue bi daal xuloo bari woon na fa daanaka sax xuloo yooyee ñoom ñoo ko yàq waaye nag Tribune nee na donte sax amoon na ay kuwaak teewul waxtaan nañu mu gis ne nag Macky Sall dafa mel ni am na lu mu bëggoon maanaam dugal na sax bii noonee la ko tuddee L'Observateur ne ndaje gi donte kuwaak yi bari woon nañu kujje politique yi ñu ne moo gën a fës ñëwul teewul waxtaan am na ba am na luñ ca jëlee ñeel processus électoral bi parti yépp d'accord nañu ne ñoom ñooy ànd apprécier ndoo lii di processus d'enrôlement wu électeurs yi ba noppi di analyser ndoo li nga xamante ni moom moo ñeel defar carte d'identité yi lépp loo nga xamante ni dysfonctionnement la ci ñu xool nan la ñuy def ba daal di ko fa jëlee ci noonu yéenekaay bi di Le Témoin xibaar ne am na beneen ab ndaje boo xamante ni jàpp nañ ko niki àjjuma gi muy rendez-vous boo xamante ni parti politique yi bokk ci dialogue bi ñu ngi koy xaar keneen ko am rendez-vous di Khalifa Sall tey ci ngoon la war a wuyu ji commission ad hoc ba ca assemblée nationale L'Observateur moo ñu koy xamal waaye nag bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay yi di Les Échos ak Walf Quotidien nee nañu député maire Dakar bi day du wuyu ji convocation boobule nee na sax daf ko faf xotti yéenekaay bi di Le Quotidien jàpp ne Khalifa Sall lank na ne du wuyu ji waa assemblée nationale Vox Populi moom gis ne ab piège la boo nga xamante ni Khalifa Sall tegal na ko waa assemblée nationale ak commission ad hoc ba sama naataango bi daal di fàttali kàddu yi nga xamante ni ñoom ñoo tukkee ci avocat yi Khalifa Sall yi nee nañu Khalifa Sall amul droit wuyu ji convocation kenn ku dul juge bi ndaxte la ñu jàpp moo di ne député bu dee sàkku nañu ci nee nañu dindi malaanu kirlaayam moom moo war a dem wuyu jil boppam ca commission ad hoc ba te kenn du ko bunduxataal wala fitnaal ci noonu sax yéenekaay bi di Le Témoin xibaar ne avocat yi Khalifa Sall yi bindi nañu bataaxal siiwal ci nag argument juridique yi nga xamante ni moo tax ñu ne Khalifa Sall du wuyu ji commission ad hoc boobule beneen sénégalais homme politique boo xamante ni mu ngi ci jafe-jafe yoon Cheikh Tidiane Gadio ñu nga ñu teg loxo ca États-Unis amaana nag ñu libéré ko niki altine L'Observateur ne liberté bu dee amit Cheikh Tidiane Gadio dina génnee lu toll ci 600 millions maanaam juróom-benn téeméeri millions ci sunu koppar ndaxte nee na juge bi dafa ne Cheikh Tidiane Gadio pour mu fay caution wu juróomi téeméeri millions ba noppi fayaat it téeméer ak ñaar fukk ak juróomi millions yoo xamante ni cash lay doon libération moom ci wàllam ba tey ci mbiri Cheikh Tidiane Gadio googee daal di siiwal PV yi nga xamante ni ñoom ñoo tukkee ci FBI sama naataango bi nag xëy fàttali kàddu yi Cheikh Tidiane Gadio yi mu yëkkati ci kanamu enquêteurs yi nee na xaalis bi tax ñu jàpp ko dañu ko fay ci service bu nga xamante ni daal cabinet moom moo ko def L'Observateur jëlaat ne ak lu ci mën a am daal Macky Sall nee na consul bu Sénégal ga nekk ca New York na dem seeti Cheikh Tidiane Gadio li mu bëgg moom njiitu réew mi moo di république bi yépp daal di mobiliser wu ngir jàppale njiital luy jot na ci situation bi mu nekk jamono ji ci biir laas moom njiitu réew mi ne nañu ko jox assistance bi war woote boobu nag dafa mel ni dégg nañ ko ndaxte yéenekaay bi di enquête xëy na xibaar ne député yi 13e législature bi ñu ngi waaj ngir taxawu Cheikh Tidiane Gadio lépp la leen jaral ngir seen collègue député boobule mun a génn ci situation bi mu nekk L'As Quotidien jëlaat xamal ñu ne Cheikh Tidiane Gadio tey jii la fas yéene janook àttekat bi waaye nag avocat am ci yéenekaay yi di Quotidien ak Vox Populi nee na Cheikh Tidiane Gadio altine danañu ko bàyyi su dee fay na caution am réew mi Quotidien moom ne Cheikh Tidiane Gadio jafe-jafe yi muy jànkonteel yépp li ko waral moom mooy relation internationale yi mu amee. mi ngi noonu Barthélémy Ngom la ñu àndaloon kon ci wàllu yéenekaay yi gërëm leen yéen ñu doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi dina dellu si 19h30 20h ñu yendu jàmm ak programme télévision Futurs Médias